kon jiit lii la war a def jiit mooy kuy préparer yoonam maanaam balaa ngay am say surprise sa kanam kon lii mooy mesure yi nga xam ne suñu jël na ko balaa muy am ay surprise laa fekk ni am na ay surprise yu ma def ndax Quraysh bu ñu yégee ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñëw ngir defa hajj loolu dafa leen perturbé dafa indi ci ñoom ay perturbation ak agitation maanaam ñu perturbé ci biir seen dund ndax ñoom mënuñu comprendre seen pire ennemi ñëw ngir def hajj dugg Makka te Makka nga xam ne ñoom ñoo ngi foofu loolu mënu nekk kon seen première réaction mooy lan ni à tout prix il faut ñu arrêter ñu empêcher Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugg Makka ga kon même doonte ni dinañ utiliser lu ñuy wax doole il faut ñu empêcher Yonent sallallahu alayhi wasallam dugg foofu ngir jaamu yàlla wala di def nusuk ci kaaba bi ñoom tamit waa Makka ñu commencé di préparer comme kuy préparer guerre ñoo ngi nattali ni amoon na ñaari soldats yu mag ku mel ne Xaalid ibn Walid ak Ikrima ibn Abi Jahl ñu yëpp finalement dana mujj nekk ay saxaaba yu mag macha allah taala radiyallahu anhuma ñu jël ñaari soldats yi dënk leen 200 hommes 200 soldats maanaam ngir ñu dem intercepter jullit ñi ci yoon ñu jël benn yoon ñu soldats yi dem ba ci benn bërëb bu tudd Qural Ghamim maanaam ñu dëkk arab yenn saa prononciation yi dafa difficile ñoo ngi wax ni ci certaine distance centaine de distance la ci Makka ngir ñu nam maanaam ni Xaalid ak Ikrima ànd ak 200 am ngir ñu mën a tere saxaaba yi dugg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ngeen ko xamoon am na ñu mu yónni yoon ñu koy informer bu mu ko informer ci loolu mu mujj laaj ndax am na beneen yoon fu nga xam ne mën nañ fa jaar loolu la amee information ni am na beneen yoon moom Yonent sallallahu alayhi wasallam mujj emprunté beneen yoon mais balaa muy emprunté beneen yoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ci aadam ni yàlla daf ko jàngal daa amee muy consulter saxaaba yi foofu la consulter saxaaba yi ku mel na saxaaba yi laaj na mun leen ñun doon ñëw ngir def pèlerinage ñun ñoo ngi bëgg xeex ak ñun te ñun du lii moo ni indi saxaaba yi ku nekk jox raaya Abu Bakr wax ko radiyallahu anhu mu nekk yow Yonent yàlla da nga jël yoon ngir dem ci néegu yàlla bu tedd ku tedd ki amoo intention xeex ak ñoo amoo intention rey kenn donc nañ continuer suñu yoon wet ci kaaba bi ñu continuer suñu yoon bu amee ay nit ñu ñëw ci ñun bëgguñu rey ñun daanu xeex ak ñoom ngir sàmm suñu bopp ndax ñëwoon ngir xeex wante am nañ ak sàmm suñu bopp léegi sala suñu kontaan ci réponse saxaaba yëpp ndax ñëpp ñoo ngi maanaam yenn si la moo doon stratégie am fii mooy que ni compagnon comprendre ni esprit bu ñuy demee nekkul esprit kuy dem guerre mais esprit kuy dem ngir wuti ci jàmm ngir propager jàmm kon lii moo doon stratégie bu nga xam ne sa mu bëggoon jàngale saxaaba yi radiyallahu anhum fii mu jàngale ndax tiis yu ñu sol ak période yu ñu def ak nusuki yëpp day wane ni ñuy wuti jàmm lañu Yonent yi sala suñ continuer yoonam moom ak saxaaba yi yàlla yombal leen ñu mujjaat jëlaat yeneen yoon yomb ba egg benn bërëb bu jege Médine maanaam benn bërëb bu jege astaghfirullah Makka fu ñuy wax al-Hudaybiya yeneen si ñoom ba egg benn plante bu tudd al-Hudaybiya moom plante bi sorewul woon Makka mu camp fa daanaa dafa def détournement de chemin de telle sorte que ni soldats yu génn woon mujj na leen jël sax kon muy doon ci ñoom surprise bu mag bu ñu demee ba egg bërëb Hudaybiya ñu bëgg a continuer yoon al-Qaswa mel na kuy tëdd maanaam ni bañ a jóge place boobu saxaaba yi yuux ñu ni Qaswa de bañ na jóge bañ na jóg ci place am du bouger ñenn ñi maanaam ni ñu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax leen li xew Qaswa lu dal al Qaswa moo daloon éléphant bu Abraha indoon ngir daanal Kaaba maanaam ni mu ni leen kon lu ko jàpp doole bu ko jàpp fii mooy lu jàppoon éléphant boobu def na bëgg jàngal fii rek nii
aswa dafa am ordre bu jógee ci borom bi subhanahu wa taala moo tax mënul bouger bërëb bi allahu akbar. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax saxaaba yi maa ngi waaj ku nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxam ni saxaaba yi ni waa Quraysh bu mu proposé benn proposé bu nga xam ne day indi jàmm, day garanti relation bu baax, day garanti benn respect, man naa ko def. maanaam kon ñu gis fii ni yenn sallallahu alayhi wasallam nangu na pactiser ak proposé bu mu mun ko def bu mu ko mënta def li nga xam ne day tax diine bi mën a dem ci kanam. mu diggal saxaaba yi nan fi campé nan installé seen tente yi kon lii mooy li nga xam saxaaba yi def nañ ko, ñu mujj installé seen tente dëkk fa. ñoo ngi nattali ni saxaaba yi ñu indoon na ndox bi jeex, amoon na foofu benn teen bu nga xam ne am na tuuti ndox ñu dem di si naan finalement ndox bi mujj jeex. ñu signalé ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi nettali ni Yonent yi dafa jël benn flèche maanaam mun leen sànni leen ko ci teen bi, ñu def ko rek teen bi am ndox saxaaba yi naan presque balaa ñu fay jóge ni fekk ni teen bi fees na ndox. ci beneen riwaaya ñu ni tamit ni buñ ko yëgalee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ñoom amatul ndox ni teen bi ndox bi jeex na, ñu ne Yonent bi dafa ñëw wax leen indi leen ma ndox, ñu indil ko ndox mu am lu mu ci naan tuuti. mel na koy raxas gémminam ba pare am lu mu jàng ba pare mu ni tuuti ndox bu desoon bi na ngeen ko delloo ci teen bi après ngeen muñ xaar tuuti. buñ ko defee rek ñu mujj gis ni teen bi bare ndox te saxaaba yi sangu togg ci ba pare balaa ñu fay jóge maanaam ni foofu bëgg nañu déplacé ni teen bi amoon na ndox. kon lii ay kéemtaan yu nga xam ne ay mbir yu nga xam ne événement yu nga xam ne toujours Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni wane ni am na ay kéemtaan yu nga xam ne yàlla subhanahu wa taala may na ko. kon lii moo doon li nga xam ne saxaaba yi daa iman bu nu amul problème dina doon dellu ci moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yégal ko. yow fii ci waa Makka ñoo ngi perturbé toog nañ daje nañu ngir ñu am solution ndax gis nañ Yonent bi sallallahu alayhi wasallam échappé na ci plan bu nu tegle woon mooy 200 soldats yu ñu yónni woon ak ñaari soldats yi yu gën a tedd. finalement maanaam ni waxoon nañ ci ñaari soldats yi nga xam ne ñoom yónnoon nañ ko mooy Xaalid bin Walid ak Ikrimah min Abi Jahl. gis nañ ni fii ni amatunu ni saxaaba yi ak yenn fii rëcc nañ. léegi ñoo ngi teral beneen pexe ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam egg na Xudaybiya te Xudaybiya sorewul Médine. ñu décidé envoyé benn message ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu décidé envoyé ci moom ay nit ngir waxtaan ak yenn sos yu ñuy wax ay message ndax ñoom xam na ni bu nu terewul yenn sos dugg Médine Makka mun na nekk ni waa arab am na leen gisee maanaam ni daanu wax ni yéen li ngeen daan wax ne ay góor ngeen yëpp gis nañu daal du ngeen tus. après 3 yi Quraysh yónni na 3 yëpp am na échec ñu mujj yónni benn 4e émissaire. 4e émissaire bu 4e bu ñu yónni kii ngir moom mu dem waxtaan ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais maanaam ni ñu gis ni kenn du comprendre lu tax ñu yónni nañ 3 d'accord ñu yónni 4e lan la Quraysh doon wut peut-être dafa doon wut ay lay. ngir demee bu ñu waxee daan wax ñun jéem na négocier de ndax yónni nañ 4 ku yónni 4 moom maanaam ni jéem na négocier peut-être ni lii mooy li nga xam ni li secret bu ndax malgré ñooñu réponse yu ñu indil Quraysh mujj ci ànd ndax du la defee ne ni nekkul réponse yu nga xam ni buy satisfaire li nga xam ne mooy ñoom lu ñu bëggoon. ñu mujj tànnaat keneen mooy 4e personne bi benn waay ku tudd Urwa bin Mas'ud. Urwa bin Mas'ud benn chef de tribu benn Saqif benn tribu bu nga xam ne ñu nekkoon Taif te xam ngeen Taif na tamit ñu xam ngeen am saxaaba yu bare foofu dana mujjee génn. Urwa bin Mas'ud dafa balaa muy dem dafa ñëw ci waa Quraysh mu ni leen bëgg naa am garantie ni bu mu ñëwaatee ak réponse du ngeen ma traité comme nu ngeen ko defoon ci ñetti émissaires yi. waa Quraysh yi ñu ne ko amul problème lu nga indi ci loolu ne ànd.
mun leen te xam ngeen ni man yàgg na ànd ak yéen ba pare indi naa sax ñu bare ci samay tribu bi ngir jàppale leen. ñu ne ko wallahi loolu xam na kon moom Urwa noonu la mujj dem waxtaan ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ndax lan moo leen mayoon doole may leen respect mooy que néeg bu fa nekkoon bi moo leen mayoon considération moo tax ñëpp den mayoon leen considération ak respect. kon ku ñu njëkk yónni ngir mu dem négocier ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi tudd Budayl ibn Warqa. Budayl ibn Warqa wala Waraqa. Budayl ibn Waraqa. Budayl mu ngi bokk ci benn tribu bu tudd Bani Xuzaa. Bani Xuzaa fu mu doon dem dafa am ak ay nitam mais mun nañ wax dara ci tribu Bani Xuzaa. Bani Xuzaa ba ñu gën a bari ci ñoom duggoon nañ islam te tamit amoon nañ relation bu baax ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. même ñi nga xam ne dugguñu woon islam nekkuñu woon hostile ci message islam maanaam nekkul woon ñu doon xeex message islam. kon choix Budayl bi peut-être choix stratégique ci waa Makka ndax xam nañ ni tribu relation bu tribu am ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Budayl ñëw waxtaan ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo ni ko ba mu ñëwee mu wax Yonent bi ni waa Quraysh daanu fexe daan def tout pour tere la nga dugg yow Yonent bi waa Quraysh daan def tout pour tere la. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëgal ko ni moom ñëwul ngir xeex dafa ñëw ngir ziyaara kaaba bi ngir sant borom bi subhanahu wa taala lii moo ko indi maanaam leneen indi ko ñëwul ngir xeex. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag commenté comportement yi nga xam ne Quraysh yi amoon nañ ko. Yonent mu ni waa Quraysh dina defee ni ñoom ne adduna bi xeex rek moo ci nekk alors que ni am na yeneen mbir man dama ñëw ngir def paix ak ñoom maanaam ngir man ak ñoom ñu signé benn pacte de paix. lu ma leen laaj rek lu ma soxla mooy benn mbir nan ma bàyyi ma wax ak nit ñi waar leen buñ ma toppee baax na. ndax seen choix la bu nu bañee tamit am nañ seen àq seen droit la mais bu mu jéemee arrêté ak seen doole wala faral na diine bi man daa xeex ak ñoom ba dee te mënoon dara ci li nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moom lay dogal. kon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit wan na ko ni message de force bu mu am ni ñëwul ngir xeex wante ñëw ngir négocier mais tamit ni am na ay charte bu tey tontu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ni bu mu déggee message bi mu ne ko aywa Quraysh maa ngi dellu di jottali sa message ci Quraysh. bu mu ñëwee ci wax Quraysh moom bu dee lan la wax mu ni yéen Quraysh ndax bëgg ngeen dëgg lu mu indi ngeen ko noonu soxla na la dëgg ndax gis nañ changement bu nekk ci kanamam ngeen ko waxal ndax ñoom ñoo la yoon moom bu dee mu ni leen bu doon sama sagu ngeen bàyyi Muhammad ndax ñëwul ngir xeex ak yéen dafa ñëw kër def pèlerinage bàyyi nekk mu def pèlerinage mu dem yoonam moo gën a baax ci yéen tamit moo gën a baax ci moom. ñu déglu ko ñu ne ko dégg nañ la wante ñenn ñi maanaam presque duñ ko suufal ñenn ñi duñ ko suufal ñu ne ko yow daa xanaa daf la jindi wala daf la kii da nga ànd ak moom maanaam bu dee mujj mer dem yoonam. waa Quraysh xam na ni kii ñu yónniwaat deuxième messager premier bi bu dee la woon deuxième bi kan la ku tuddoo Miqraz ibn Hafs kooku bu mu demee Yonent bi sax bu mu waxtaan ak Yonent sallallahu alayhi wasallam mu yeneen tontu ko lu mu tontoon bu dee bu mu ñëwee tamit waa Quraysh même chose li mu ko tudde ni mu ko wax ñu ne ko yow daal xanaa dafa la jindi nii noonu la Miqraz tamit ibn Hafs mujj dem. waa Makka mujj choisir beneen émissaire troisième messager ñu yónni ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tudd al-Hulays ibn al-Qama al-Hulays ibn al-Qama kii mu ngi bokk ci tribu yu ñuy wax Habshi les Habshi maanaam ci ay tribu arab la woon. Habshi bi
yeneen ti salsa bu mu ko gisee mu ngi ñëw foo sore yeneen tim salsa mu wax saxaaba yi kii di ñëw dafa bokk ci benn tribu bu nga xam ne ay jaamu yàlla la jaamkat yàlla lañu kon gëni leen maanaam ni troupeau chameau yu nu amoon ngir moom lu nu programme yu nu marqué ni ngi leen di génni mel leen ko leen di diriger ci moom bu ñu génnee gëlëm yi kooku gis ko rek eggu ci yenent bi noonu la delloo ci wax ci Quraysh bu mu ñëwee mu leen bàyyi leen ñi ñëwunu ngir xeex duñu ñëw ngir jaam borom bi subhanahu wa taala kon bàyyi leen ñu def lu ñuy def moo gën mujj na ko topp moom tamit ñu mujj ko repousser kon noonu la mere bu xeexa ñoom mere dem yoonam amoon na ay soldats yu mu indoon ngir dimbali waa Quraysh noonu la mujj demee moom ak waa tribu kon moom Urwa bu mu ñëwee lan la wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow Muhammad mu ni bàyyi naa say mbokk wala say doom bàyyi ñu nekk Makka ndax yonent bi ci waa Makka la bokk mu ni bàyyi laa leen foofu ñoo ngi mobiliser ñëpp seen doole yu na am ñoo ngi waat ni duñu la may duñu la bàyyi nga dugg ci kaaba bi mun fekkee ne xeex war na am diggante ak yow ak ñoom boo fekkee boo leen defee face à face mu ni ñaari mbir nga mu ni boo leen reyee wala nga soumettre leen def leen comme esclave da nga def say tribu ak say mbokk nga def ay esclave kon nit ki nan lay defee mbokkam ay esclave bu dul loolu mu ni bul demee ba waa Quraysh bëgg la gañe mu ni say soldat yu nga ànd mun na dan daw dem seen yoon bàyyi la yow kese ndax bokk na ak yow dara mu ni tamit na nga xalaat ñu ngay combattre ndax Quraysh la te Quraysh dafa am doole ndax ñoo ngi mobiliser ay góor ay jigéen ak seeni jaam ak seeni jabar ak seeni doom kon yëpp jar na leen lépp mu ni kon na nga xalaat li nga bëgg a def yow Muhammad mu ne ko ba pare ñu nga ànd fii xam nga kenn ci ñoom Abu Bakr Siddiq taxaw wax ko bàyyil wax bu ngay wax te nga am yar ak teggin maanaam Abu Bakr moo ko wax loolu ngir xamee ko ni yenent bi mu ngi ànd ak nit ñu tedd moom Urwa moo bëgg jàpp sikkim yenent sax dekkoon na ci ñoom ci biir respect geste ci arab yi bu ñuy def benn relation ñu jàpp sa sikkim pour wane ni bëgg naa ñu am relation bu baax moom ñu ni bu bëggee jàpp sikkim yenent bi sallallahu alayhi wasallam amoon na foofu benn ci benn neveu bu tudd al Mughira ibn Shu'ba ku duggoon islam kooku maanaam day jël maanaam bopp silam bi door ko ci loxam mu ne ko na nga soral sa lox ci sikkim yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ma dagg ko mu ni ko mu xool ko mu ni ko yow sama doom yow da nga manque respect de man sa bàyyi la kon moom la maanaam ni kii ku tudd al Mughira mu ni ko na nga soral sa lox ci sikkim yeneen sa wala ma daggaat ko wala ma dagg ko mu xoolee mu xam ne ki ndeke neveu la mu ne ko yow sama doom yow ku ñàkk teggin nga de maanaam ni wante moom Urwa remarque bu mu def mooy considération bu nga xam ne saxaaba yi amoon nañ ko ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam amour bu nu amoon ci moom respect bu nu amoon ci moom considération bu nu amoon ci moom loolu moo ko njëkk marqué wante jéem na def tout pour dissuader yenn ci saa su wante mu xam ne ni fii daal amatul solution mu mujj dellu Makka ci ñu ko yónni moom yenent bi yëgal ko ni moom ñëwul ngir xeex dafa ñëw ngir def hajjam wala umra leneen indiw ko ba pare mu ne ko waa Quraysh war nañ xam ni kaaba bi mooy na ko duñ leen ko dënk donc ñoom ñoo am gardam mais lii du doon droit bu nga xam ni ñuy tere kuy ñëw ngir jaamu yàlla kon Urwa maanaa ni naka convaincu ci argument yenn bi sax mu dellu ci waa Quraysh bu mu ñëwee mu ni leen mu ni leen yéen waa Quraysh man gis naa Kisra mooy buuru Perse mu ni leen gis naa Qaysar buuru byzantin
mu ne gis naa Najashi buuru Abyssinie ñu wax Éthiopie mu ne ku nekk ci ñoom gis naa leen ci seen pouvoir seeni nguur mu ne wante maa ngi waat ni musuma gis buur bu nga xam ne bu am respect considération ku mel ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam. mu ni ko gisuma leen ñu fixé ko mu ni gisuma ñu fixé ko ci kanam xool ko ci kanam bu nga ko xoolee rek dinay sëgg mu ni gisuma ñu yëkkati seen baat ci kanamam bu Yonent bi waxee mu ni ñëpp duñ koy déglu mu ni bu leen joxe benn ordre ñëpp jóg pour def lool mu ni xool naa leen bu baax gis naa ci ñoom ñi nekk nañ prêt pour défendre Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. léegi décision bi mu ngi nekk ci yéen bu ngeen bëggee bàyyi leen ko mu ñëw def xajjam dem sinon leneen li ngeen ci am lu ngeen góobe rek lu ngeen som bi yéen a ko góor maanaam ni lu mu mënta xew yéen a ko def kon fii def na jàngal ni mun leen lu leen mën a dal yéen a ko def kon fii la pare mu jël waa Quraysh yi def même chose lu ñu defoon ak ñett ñi mu ne leen donc maa ngi mu retiré soldat bi mu indoon mu dem Taayif bàyyi leen foofu kon ñu gis ni Quraysh conseiller yu ñu yónnee woon yëpp ku ñëw yëpp dafa leen di wax dëgg na ngeen bàyyi ñu pratiquer seen culte jaamu yàlla dem mais ñoom duñu dëgër bopp ñu bañ conseil yi yenn saa sax ñu mer ndax lii am na lu doon tax ndax waa Quraysh duñu rëy loon ba pare balaa waa arab yi di leen affaiblir ñoo taxoon ñu garder position bi kon ñu gis nii malgré tout malgré conseil yi loolu amul dara lu mu leen jëriñ. ma ci côté saxaaba yi ñoom bëgguñu woon dugg Makka ci force ndax bu nu duggee Makka ci force mun na tuur deret te ñoom ñëpp ay mbokk lañu mais saxaaba yi tamit yàlla def na mayoon benn force mooy que ni ñëpp nekkoon calme ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nettali sax ne waa Quraysh jéem nañ essayer dara yónni nañ 40 ba 50 personnes yooyu ngir jéem dem ci saxaaba yi perturbé bu nu ñëwee saxaaba yi jàpp leen comme prisonnier Yonent bi sax mujj leen libéré te li yëpp bu ngeen xoolee sul Hudaybiya wala histoire événement bu amoon Hudaybiya yàlla subhanahu wa taala mu ngi koy nettali ci Quran ndax bu ngeen xoolee si surat Fath wala surat Nasr surat 48 yàlla subhanahu wa taala di fa décrire comportement yi nga xam ne saxaaba yi amoon nañ ko ci Hudaybiya kon fii moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na effort yëpp ba pare Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam décidé moom tamit ni kon waa Quraysh yónni nañ ko ay 4 émissaires mujj na am résultat moom Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mujj jël benn initiative ngir am moom tamit yónni ay émissaires ci waa Quraysh ngir lu demee ci wàllu négociation bi. kon fii lu ñu yamale incha allah suñu dars ba semaine prochaine ñu mën waxaat yan émissaires Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànnoon lan mooy suite ba am ci sulh Hudaybiya yëpp lu nga xam ne wax naa ko fii lu baax mu ngi jóge ci borom bi subhanahu wa taala yëpp lu nga xam ne yàq na fii ci mën ak seytaan yàlla nañu jëggal subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin